Doudouka, directeur général de AIBD SA. Non, Ziguinchor naka la Ousmane Sonko nekkee borom benn élection la gagné depuis les 10 dernières années Ousmane Sonko nekk na fi élection législative candidat Ziguinchor 2017 ñu dóor ko fa man maa nekkoon président comité électoral 2017 ma dóor ko fa ñoom ak Balde yëpp ma dóor leen ñoom ñaari ils étaient candidats à député ñu dóor leen ñu ñëw 2019 moomu gagné loolu c'est la vie politique mais 2022 bii xaw ma 23 janvier bii ñoom xam nañu ni lu tax ñu ne il faut que Ousmane Sonko nekk candidat maire de Ziguinchor parce que xam nañu ni Ousmane Sonko rek moo mën a am ay chance xeex sa ak ñun mais keneen mënu fa taxaw parce que Casamance Ziguinchor man si élection présidentielle yi mais ñëw nañu sama ay ndaw koñ ñëw nañu ñu ne ñun de fii de dinañu voté Ousmane Sonko parce que suñu mbokk la loolu wax nañ ma ko mën nañu yow ñun ñoo bokk koñ bu dee yow la woon dañoo doon voté mais comme suñu mbokk moo fi nekk dinañ ko voté tu crois que ñooñu dinañ ma gis ma taxaw man Doudou Ka candidat ñuy voté Ousmane Sonko te loolu du benn du ñaar parce que élection locale ku ñu gis la ñu xam booy ndaw yi booy yu fi nekk nii dinañ dem ñu dem voté Ousmane Sonko anamu mënu fi ñëw lu ko fi tere ñëw seet si booy lan moo ko fi tere dara terewu ko donc ku nekk élection locale booy dañuy nekk population bi dañuy nekk ak ku leen nekkal ku nekk ak ñoom kuy dund ak ñoom. parce que loolu ngay def transfert électeur Ziguinchor kon. non amul benn transfert d'électeur lu ma leen wax lu ma waxoon sànq rek laay waxaat transfert électeur lu may wax déjà ma commencé si Ousmane Sonko moom moo njëkk a transféré votom Dakar bu dem Ziguinchor parce que pourquoi mu def ko dafa gëm ni que moom doomu Ziguinchor la war na ñëw xeex Ziguinchor mais Ousmane Sonko su ko defee mais sama mag mën na ko def man sama mag sama taawu papa man nga xam ne Ziguinchor la juddoo màggee Ziguinchor yaroo Ziguinchor ba nekk pharmacienne ñëw sëy fii Dakar sama beneen ku mu topp mu ñëw sëy fii Thiès fii mi ngi nii Thiès jëkkëram nekk docteur Ndiaye fii ñoom ñaar ñooñu mais Thiès lañ doon voté ak Dakar mais suñu gisee seen rak ñu ne ñoom léegi dañuy ñëw transférer seen vote dem foofu noonu ak ñeneen comme Ousmane Sonko nu mu ko defee mais loolu lu si am problème dara amu si problème et te suñu constitution bi daf ko permettre mu ne ku mu neex mën nga voter foo dëkk wala foo cosaanee wala foo xam ne foofu nga neex foofu ma la neex. loolu du mbir bu bees laa leen waxoon ma ne leen fonds JIP fonds 6 yooyu yëpp depuis 2000 bu ma joxee Lengueye octobre daaw loolu dafa ànd ku toog benn bërëb pendant 7 ans sooy joxe Lengueye xanaa kay dinañu xool foofu loo fa doon doxalee noo doon doxee su baaxee ñu wax ko su baaxulee ñu joxe recommandation lu ko loolu lay institution di doxee dama leen di fàttali que fonds JIP bu ñu ma koy jox kayit la woon amuloon fonds JIP sa Sénégal ñu jox ma ko décret rek laa amoon ma taxawal ko ba incha allah yàlla may ma si mu taxawee nii ba ñëpp di ko coow donc su ma defee 7 ans ma def ko mais loolu état mooy doxee noonu donc loolu doxalin boobu depuis octobre gis nga de mi ngi am depuis octobre soo leen xoolee waxoon nañ ko si mooy weer yële buñ fay nekk ñu ne fonds JIP à l'IGE mën na ay 10 mois tey kii bëgg a jënd journaliste am rek ñu ne ko mais tay Doudou Ka moo am buzz tuuti donc soo bëggee am sa jaay sa journal il faut nga cabaxal ko dara mu dem xool loo xam ne kii mu ñëw cabaxal ko mais loolu man soo nekkee politique da nga koy d'accord da nga siy normal soo nekkee homme public da ngay nangu ñuy saytu looy doxalee entreprise publique yi da nga koy nangu loolu da nga koy nangu non déggul ma la wax ma ne da nga koy nangu dafa mel ni jour bu ñu lay jox décret bi nga nangu ko ñëw toog sa place jël ko jour boobu nga war a nangu ñu ñëw caytu la donc loolu dafa ànd ak loolu. déjà kenn mënul miim ne ak Alioune Sarr moom temps yi am ngeen problème. ban problème boobu ndax rek la ngeen ko États-Unis ban problème man déjà dew ma États-Unis dama toog fii di continuer di liggéey si sama aéroport si liggéey si projet yi ma président de la République sant wax naa leen président de la République dafa ne suñu dëkk bi dafa war a nekk première comment dirais-je hub aérien si sous-région ñuy koy kujjee ak yeneen dëkk président bi wóolu ma man si sama parcours
si sama si sama jàng sama xam-xam mu ne ma bëgg naa lii dox man dinaa tal di xuloo ak di ŋaayoo di def leneen parce que te 15 projets yooyu wax naa si Thiès am solo bu baax ñu war fi tabax école d'aviation civile war fi tabax centre de maintenance aéronautique war fi liggéey yu bëri yu dul jeex tabaxaat yeneen aéroport yi tey nii maa ngi koy wax sànq ma ne Cap Skirring ñaari at pratiquement amul saison touristique te ñëpp xam nañu ni loolu la ñëpp di dundee bu may ñëw maa ngi président mi ngi ma dënk ADS en juillet 1er juillet laa ñëw ADS le 15 septembre bi travaux yi commencé xanaa kay wax leen ma kay ñaanal leen ma jaajëf loolu pare ku ñu jox ñaari weer nga tàmbale loo xam ne ay aari at ngi taxaw léegi loolu nag ñu bëgg a man détourner si loolu di ma wax ay caaxaan ay kii dafa xuloo ak kii ma ne leen man kenn mënu ma boole ak ministre de la République parce que man yàlla dafa def da nga xam ne sama baay man haut fonctionnaire la dans l' administration mooy mu taataan ma si administration jëwriñ munoo xuloo ak sa jëwriñ directeur général munoo xuloo ak sa jëwriñ looy xuloo ak sa jëwriñ loo si xuloo dëggal ma ne déjà sama éducation mayu ma ko sama xami administration mayu ma ko ba pare lu ma ko mayul mooy moom ministre bi sama mag la man te beneen lu ñu bokk loo xam ne du ñu mës a xuloo man deretu joolaa moo fi nekk moom deretu séeréer mës ngeen gis séeréer ak joolaa buy xëccoo dara mës ngeen ko gis man deretu joolaa laa am deretu joolaa moom mu am deretu séeréer man ma ne am deretu pël ak deretu joolaa moom mu nekk deretu séeréer donc man ak moom dara mënuñu boole donc du ay kii moo ñu boole donc lu ñuy def mooy que xam na lu ñu président bi dënk moo nekk loo xam ne Sénégal yëpp dañ si war a jàpp moom nag dënk muy moom muy man dënk boobu ku nekk bëggul bañ a ruus si kanamu président de la République donc loolu moo tax ñuy pousse su ma waree kii sa mu puusaat mu ne ma non bul bàyyi taxawal defal donc loolu c'est le fonctionnement normal des administrations donc ma leen di wax ni loolu man musuma si wax tey laa am occasion wax si te tey laa si mujjee wax y' a pas de problème y' a rien du tout jërëjëf ma wax ngeen dëgg dina doon ci trop niiroo leneen su ma ñëwee fii ba Thiès te waxuma si sama responsable politique fii à Thiès temps yële gisoon ngeen ko bu pënd bi amee ñu ne Casamance président Macky Sall amu fa kenn ma jóg woo sama nit ñi foofu Ziguinchor gis ngeen lu fa ñëw keroog ñëpp ñu ngi ko seede nañ ko Sidi am si taxawaay bu am solo ñu def suñu premier congrès muy coalition Dogu pour le Grand Sénégal coalition boobu mu ñëw tabb def assemblée générale def réunion tabb Sidi comme suñu représentant dans la région de Thiès fan yi ñu jékki-jékkiwaat def suñu direction de campagne ñëpp tànn Sidi pour nekk sama porte-parole au niveau national nga xam ne lu ñu wax coalition bi moo ko wax donc loolu muy wone daywaay Sidi si suñu coalition mais loolu ma koy si gërëm di ko sant di wax ni di ko ñaanal yàlla na ko yàlla taxaw si luñ ko dombal tànk buñ ko teg noonu te nag mu si liggéey bu am solo gis ngeen ko fii chaque jour ngeen gis ko taxawaay bu muy taxawal président de la République Macky Sall vraiment ma koy jaajëfal ñun amuñu fayam di ko ñaanal yàlla na yéenewam si Thiès yéenewam si kii may terminer rek dafa mel ni tey Sidi su ñëwee tey mu ñëw campagne Ziguinchor ñu ne transféré la ban transféré Sidi mu nekk président des ressortissants de Ziguinchor ici non wala nekk ko mais si ressortissants Ziguinchor yi kenn su si nekkee mu ñëwoon mu ne damay bëgg dem voter Ziguinchor est-ce que transfert la loolu transfert la donc te yaa ngi Ziguinchor ay maamam ñu ngi Ziguinchor ban transfert donc gis nga gars yi suñu tiitee rek ñu ne transfert amul benn transfert xam nga gars yi dañu tiit gis mouvement bi jeunes yi ñu ne ñun dañuy ñëw indi suñu vote Ziguinchor pour voter suñu grand booy Ziguinchor yi dañuy voter fii université ñu ne ñun dañuy ñëw Ziguinchor pour voter suñu grand mooy jël mairie bi suñu grand la ñu wóolu si mairie bi donc loolu nag moo leen tiital mais loolu bu mu leen tiital man newuma fi pour leneen pour case Ziguinchor laa fi nekk pour seen population laay fas yéene liggéey je suis le candidat de Ziguinchor pour Ziguinchor c'est pas un candidat partisan
un candidat de Ziguinchor pour la région de Ziguinchor. Et loolu ñu xam ni ñoom bokk nañ ci ñëpp bokk nañ ci ñoom sax war nañu ñëw jàpp si candidature bi maa ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam.